Kandji nuyu naa la nuyu naa mbokk yëpp nuyu naa ñëpp ñuy suivre iRadio ITV ñu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm ak salaam dem mbégte tey di dalal kii di Ablaye Cissé Ablaye Cissé moom xam-xam dafa màcc si mbirum xarala yu bees yi mbirum informatique mbirum information mbirum innovation moom moo si def bourse xam ngeen ko moom moo fa nekk maanaam directeur bu géré yooyu yëpp duñu waxtaan ak moom nag ci xarala yu bees yi di ci gëstu fan yi xam ngeen ne ñu bëri. Même maire yi nekk Fongolembi bi ou bien nekk Tambacounda ou bien nekk Ziguinchor yëg nañu coupure bi xamante amoon na ci àdduna bi maanaam àdduna bi yëpp ñu ngi ci Facebook ñu ngi ci WhatsApp di ci waxtaane mooy yooyu ngeen di waxtaan dafay audio te Sénégalais nekk ci bu dëgg bëccëg di ci waxtaan rek ndaxte réew mi moom bavardage moom daa bëri ci réew mi te nit ñi mu waxtaan moom kenn leen tere ñu xool nag loolu ki ko créé perte na xaalis bu bëree bëri lu tax ni chinois yi def ak yeneen gox Afrique ci boppam amul maanaam application boppam mun a defar Facebook boppam mun a defar WhatsApp boppam dépendance boobu muy am ci yeneen ci yu bëri ci àdduna mun si génn xam ngeen sax suba fii ci Ndakaaru am nay ministre xamante ne en charge de l'emploi et de la formation professionnelle espace UEMOA dañuy am réunion ci benn hôtel suba lu ñuy waxtaane mooy transformation digitale et formation professionnelle Cissé ñu ngi lay nuyu di la dalal li xew ak maanaam Facebook xew WhatsApp te xam Sénégalais yi dañuy nekk ci xarala yu bees yi lool da ci yëngu gu dëgg bëccëg. ban jàngat la ñu mun a am ci suñu réew yi. waaw jërëjëf Alassane ci dalal bi nga ma dalal tey maa ngi leen di sant di leen gërëm et puis di leen nuyu aussi yéen waa E-Media di nuyu aussi ñëpp ñu ñuy déglu tey ak aussi di vraiment ñaan waxtaan bi tey mu nekk loo xam ni dina andil njëriñ képp ku koy déglu ak képp ku koy jot après ci seeni plateforme amiin wax nga dëgg effectivement waxtaan bi tey mooy li tubaab di wax sujet de l'heure maanaam dafa nekk waxtaan boo xam ne dafa jot comme ni ko jamono laajee. Parce que comme ni nga ko waxee effectivement am na lu ñu jot a dund je pense ci fan yi passé par rapport ak li nga xam ni mooy Facebook WhatsApp ak mooy groupe yi nga xam ni daal ngóor soo ñu woowee Mark Zuckerberg moo ko moom mu nekk problème boo xamante ni je pense que laal na ñu bëri ci àdduna Sénégal am na sénégalais yu bëri yoo xamante ni. À la limite sax dañoo mujjee tonk sax laa mën a wax parce que lu bëri ci li seen activité macha allah ci réseau yooyu lay jaar donc laaj bi tey wax nga ko laaj nga ma ci jàngat boobu nan la ñu mën a ñun xalaatee suñu taxawaay par rapport ak façon xarala yu mel noonu ba nga xamante ni ñun dinañ ci am suñu indépendance. waaye man beneen laaj laay laaj sama bopp c'est-à-dire que mën na am du waruñu toog ba par exemple gis paan feneen rek ñeneen am nañu paan ñuy soog a xalaat waaye ñun fan la ñu féete fan la ñu nekk maanaam wax ji mooy ñun dañu war a xam technologie ak économie numérique ban importance la am ci àdduna ban importance aussi la am suñuy réew ak ban taxawaay boo xam ne ñun suñu taxawaayu bopp la lañ ci war a jël bu ko defee wax nga ko sànq wax nañ ay chiffres yoo nga xam ni chiffres yi am na importance trop maanaam dañu ne ci 6 heures panne bi 6 heures la durée en 6 heures de temps impact panne bi ci économie mondiale 4 milliards de dollars la 4 milliards de dollars mooy budget Sénégal moom ci boppam Mark Zuckerberg ci boppam perte na 7 milliards de dollars donc loolu mu nekk presque 2 fois budget Sénégal ci benn nit donc xam nga loolu mooy impactu maanaam économie numérique maanaam technologie ci économie àdduna léegi gis nga impact bi sax xam nga affaire xaalis rek la ñu wax mais am na yeneen côté yoo nga xamante ni peut-être que moo gën a encore am importance parce que ci li ma lire nee nañu am na ay millions de personnes yoo xam ni profité nañ ci sàcc seeni données
xam nga donc données yooyu aussi lu am importance la loo xam ne dañ ci war a tenir compte parce que dafa am beneen richesse bu nekk ci suuf données yooyu nga xamante ni ki nga xamante ni moom moo yore données yooyu di ko manipuler di ko saytu tous les jours kooku moom sax moo lay gën a xam sax sa bopp. donc te xam-xam boobu ngay xam nit ki xam ay activité am moo mën a tax économiquement yow nga koy raw ci ay yu bari donc problème bi mooy ñun ñu xam importance su économie numérique actuellement fu mu toll. gis nga ñi nga xamante ni entreprise yi nga xamante ni ñoo ŋànk économie numérique ci àdduna bi te surtout ñu leen wax les GAFA par exemple mooy Google, Amazon, Facebook, Apple nga xamante ni ñooy entreprise yu gën a mag ci numérique boo xoolee ay at ci ginnaaw peut-être ay 10 ans 15 ans ci ginnaaw entreprises yi gën a am importance ci àdduna bi c'était des entreprises industrielles lañ daan doon maanaam ñi def ay oto ñi nekk ci affaire secteur pétrole wala peut-être ay entreprises yi nekk ci secteur pharmacie entreprises yooyu ñoo daan gën a am doole. ci àdduna mais li ñu gis ci at yu mujj mooy entreprises yi gën a am doole ci àdduna bi ñooy entreprise numérique yi ak aussi ñi ëpp xaalis ci àdduna bi ñoom ñooy ñi nga xam ni ñoom ñoo moom entreprise numérique yooyu tey fi mu toll nii kan ngay dégg bu ñuy wax ci influence parce que du question xaalis kese mais question influence la aussi boo xoolee dañuy tudd souvent Mark Zuckerberg bi ñuy wax dañuy wax Bill Gates dañuy wax par exemple Elon Musk ñooñu nga xam dañu leen di tudd tout le temps nga xamante ni ñoom ñoo yore entreprise yooyu moom leen ba pare ñuy exercer non seulement côté xaalis mais influence bi ñuy exercer ci àdduna bi ci gis-gisunu àdduna ak ñoom ci seen gis-gis boo xam ni yaakaar nañ ne àdduna bi nii la war a doxee ak suba ëllëgu àdduna bi nii la war a demee. boo xoolee même Mark Zuckerberg am na problème yu bëri yoo nga xam ni moom ci boppam daf koy am ci lu ñu koy reprocher lu bëri par rapport ak Facebook ni muy influencer yu bëri ci àdduna bi même ba ci ay élections réew donc xam nga loolu. du loo xamante ni question xaalis kese la mais dafa nekk question stratégie question géopolitique ak ay questions yoo xam ni dafa dépasser question même question ay questions culturelles ay questions sociales ay influences culturelles loolu yëpp yu am importance la boo gisee ñoom décisions yi ñuy jël par exemple ku mel ni Jeff Bezos nga xam ne moom Amazon nga xamante ni tey nee nañ mooy not ki nga xam moo ëpp xaalis ci àdduna donc ñoom bu ñu jëlee ñoom personnellement ay décisions yoo xam ni seen bopp la concerné dafay am répercussion ci àdduna bi yëpp d'accord donc. mais ñun suñu réew. waaw naka la ñu mën a jàngateel loolu. est-ce que économie numérique boobu Sénégal mën na ci am njeexital. ba créer xëy pour ndaw yi. parce que gis nañ ndaw Sénégal am nañu xaranteef ci réseaux sociaux yi di yëngu ak yëpp. waaye est-ce que ñun mën nañu am réseau social suñu bopp. mu am suñu entre guillemets Facebook bopp. am suñu WhatsApp bopp. xam nga mën nañu waxante suñu biir. yooyu yëpp est-ce que mën na am parce que gis nañ chinois yi créé nañ loolu. Alsaan xam nga dafa am lu am importance ci maanaam plateforme yooyu boo koy créer et tout ça gis nga ñun dafa am lu ñuy négliger lu bëri ci approche yi ñuy am. loolu lan la maanaam dafa am une bonne partie maanaam gis nga par exemple une plateforme comme Facebook WhatsApp c'est pas seulement une question de technologie maanaam du technologie kese. parce que technologie bi du lu compliqué maanaam wax dëgg fa yàlla defar benn plateforme boo xamante ni da nga ciy mën a envoyer ay audio wala une plateforme boo xam ni collaborative comme Facebook wala dara loolu wax dëgg fa yàlla technologiquement du lu compliqué. mais li jafe mooy positionner benn maanaam nga am sa plateforme fexe ba nga xam ni. nit ñaa ngi koy jëfandikoo. ñu fekk si la. voilà nit ñi fekk si la. loolu nag dafa am ay approche ci domaine yu bëri maanaam te je pense que li nga xam ni moom la ñu war a bàyyi xel mooy l'approche culturelle maanaam parce que consommation toujours dafay am benn njeexit maanaam dafay am. Un soubassement culturel. dafa am lu muy véhiculer. voilà dafa am lu muy yóbbaale. voilà donc aujourd'hui tey par exemple damay jël ci sa question ni nga ko posé maanaam su fekkoon dañu bëgg a defar ñun suñuy plateforme bopp mais am na fi ay expérience ay jeunes yu def ay affaires fii Sénégal loo xam ni mën nañ ko méngale
un peu ak WhatsApp un peu ak truc mais pourquoi initiative yooyu du dem. lu tax parce que dafa am plusieurs choses benn bi mooy même boo amee xarañteef ci technologie dafa am lu ñuy wax business model maanaam boo créer dara maanaam ban business ngay def ci ginnaaw pour que loolu. mën a taxaw mën a indi xaalis mën a intéresser ay investisseurs xam nga tey Facebook fayeeku la dara. mais yaa ngi koy consommer. ah plateforme yu bëri yoo nga xam ne da nga ciy nekk duñ la fayeeku dara mais yaa ngi koy consommer mais c'est-à-dire que ñoom nan la ñuy gagner xaalis loolu aussi c'est une question importante à se poser donc li am importance mooy business model bi ngay teg derrière ak entreprise yi nga xam ne parce que culture d'entreprise aussi daf ci am importance gis nga boo nekkee jeune nga jàng nga am idée teg créer dara mu nekk lu intéressant loo xam ni fonctionnel mën na dox et tout mais problème bi mooy yow nan nga koy tegee ba nga xamante ni nit ñi dinañ ci jot ba pare ñu bëri utiliser ko loolu dafa am aussi yeneen compétence yu muy laaj compétence entreprise compétence gouvernance entreprise compétence par exemple communication management compétence marketing donc fii damay gis jeunes yu bëri yoo xam ne dañuy am ay idées et tout mais est-ce que ñoom am nañ capacité créer entreprise yooyu diriger leen ak affaire yu demee noonu et puis financement bi nga xam ne moom mooy doxal loolu yëpp est-ce que dinañ ko am. donc c'est extrêmement important la partie financement la partie encadrement ak yooyu bon am na ay initiatives yu am par exemple Sénégal bon je pense que ay incubateurs par exemple am nañ fii par exemple léegi maa ngi gis ni am na ay fonds yoo xam ne dañuy ñëw di financer un peu je pense que am na ay entreprises